mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewlu gi comme ni ñu koy faral di defee rek saa su nekk ñaari ay bés bu nekk ñu dikkaat ak yéen fii di leen présenter seen émission li ci diaspora bi. li ci diaspora bi nag comme ni ngeen ko xamee ma koy def ak suma naataango Baye Diouf bi nga xam ne moom moo jiite rajo defaral suñu bopp laata nag ñuy dugg ci ponk waxtaan gi tey damay bàyyi suma naataango Baye Diouf mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Diaspora Vision di ñu déglu it ci rajo defaral suñu bopp Baye ñoo ngi lay dalal. waaw Augustin maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal jàmm foog naa ne wax dëgg yàlla émission bi léegi. gis nañ ne plus muy dem ci kanam rek nit ñaa koy gën a sopp di ko suivre. kon nag lépp luñ ciy wax rek wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan mu nekk njëriñ. jërëjëf. jërëjëf Baye Diouf ci kàddu yooyu du ñu def lu dul rek déglu ponk yi nga xam ne moom la ñu war a faram-fàcce tey ci seen émission li ci diaspora bi. ponk yi ñu war a faram-fàcce tey ci seen émission li ci diaspora bi gannaaw nag bi ci njëkk mu di rek jafe-jafe yi ci compagnie bii di Air Italie des nañu ubbi ab ponki waxtaan ci ni ñu yóbbee nag kii di Matteo Salvini ci yoon nekkoon fi nag ministre de l'intérieur gannaaw nag ba mu séquestré gaal googee di Grégory ak téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ay immigré. gannaaw ga nag danañu ubbi ab waxtaan ci topp modèle bi di Mathieu Fall Diba juddoo Sénégal te nekk nag fii ci Italie te magazine gi nag di Vogue fësal ko ca couverture am mu di lu am solo ci carrière am waaye it deram bu ñuul tax na nag coow jib ca belaw nag ci ëttub politique gi. danañu waxtaanee it ci ni ñu doon yëpp ay conteneur ay produits yu toxique di ko yóbbu nag Afrique te nag takk der yi wungu nag ci wàllu environnement teg ca ñoom loxo ci diwaan yi Brescia. dinañu dellu si it ci sanatoria bi maanaam mbébétub maye kayit gi fii ci réewum Italie di tëjee nag li ci diaspora bi ak magazine bu bees bi di suñu mag te kii nag di Mokhtar Camara Doc Mag taxawal ko. lan moo di objectif gi des nañ ci ubbi nag ab pàcc ci émission bi yaatal gi gannaaw bàq gi lay doon. jërëjëf Sophie ci bopp yi li ci diaspora bi mu nekkoon rek ponk yi ñu war a faram-fàccee laata nag ñuy dugg ci ponk bu njëkk bi mu jëm nag ci procès Salvini Baye dafa mel ni am na benn annonce boo xam ne war nga ko jàllale. waaw xanaa rek di yëgal. mbokk yi ne syndicat bi ñu taxawloon mu tudd Sindacato Autonomo dei Lavoratori Africani ñooy am le xew-xew bu mag boo xam ne ñu ngi ko fas yéene def samedi prochain ci Milan. di taseek direction INPS mooy Institut national de prévoyance sociale maanaam muy naatangoo IPRES suñu réew. wax dëgg yàlla lépp lu ñuy wax ci mbirum retraite ci mbirum prestation sociale loolu yëpp INPS moo ko yore fii muy disoccupazione muy assegno familiare te yàlla def wax dëgg yàlla ñu yàgg cee wax nit ñi di ñu ci laajte. ñu ne nañ dem taseek waxtaan ak ñoom donc direction bi INPS ñu accepté ko. ñëw képp ku am question booy laajte. ce jour boobaa ñoom dinañ la ci tontu indi seeni document ñu ngi koy defee donc samedi 22 février. foofu ci métropolitane Porta di Mare muy métro bu jaune bi. nga xam ne foofu ñuy wax centre international di quartiere muy numéro 19 via Fabio Massimo. 10 heures nag lañ commencé ñoom dinañ nekk ak ñoom te lépp question bu nit am. même soo déggee italien dinañ leen ko mën tekkil. ñoom tekk li ñuy wax tamit ñu tekki ko nit ñi. mu nekk une première fois nag immigré yi di taseeg INPS. muy Institut national de prévoyance sociale ñu koy wax Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fii ci làkk italien. kon nag ñu ci invité nit ñëpp. ñu bokk ci syndicat bi ñu ci bokkul ñëpp parce que mbirum retraite mbirum prestation sociale. wax dëgg yàlla lu amal njëriñ nit la. dëgg la. képp koo xam ne rek am na question mu ñëw teew fa keroog bu posé ko. jërëjëf Baye Diouf ci yëgle boobu xam naa sax des na ci gën a duggaat gën ko yaatal ci biir émission bi sous forme de bande annonce.
voilà donc ci ponk bu njëkk bi nag ñu war a waxtaanee ci Salvini bi nga xam ne yóbbu nañ ko ci yoon yow Baye Diouf ci ayubés bi ñu génn ak li nga jot a gëstu ci journaux yi fii en Italie lan nga ci mën a indi comme leeral tey ci seen émission li ci diaspora bi. waaw di fàttali rek ne Salvini mooy dirigeant parti bi ñuy wax Lega. tam nekkoon fii ministre de l'intérieur. di xeex li ñuy wax immigration di ko ñiy jaar ci géej gi surtout. pour ne Italie mënatu leen recevoir. wax dëgg yàlla mu def ci liggéey bu rëy nag bloqué ay bateau yu bëri yoo xam ne yu doon war a ñëw doon sauver xale yi ci géej gi pour indi leen Italie. moom mu ne loolu day dakk ci la génne woon loi boobu muy wax loi sécurité di koy wax legge sicurezza fii ci Italie. waaye yàlla def am ci benn bateau bu ñuy wax Gregoretti. bateau bi bateau italien la maanaam gouvernement italien ko moom. muy marine italienne bi ñu jëloon ay nit pour indi leen Italie moom mu ne bateau bi du yegg si. ñu sonn trop nag ci biir géej gi. plus de 15 jours fa naa toog nañ ko ci géej gi. ba moom Salvini ne duñ dugg. te tolloon nañ sax ci téeméer ak li teg ci ay immigré. waaw téeméer ak quelques immigré 100 et quelques léegi nag loolu ñu ne premier ministre rek muy Conte ak yeneen parti opposition wax nañ ba tàyyi mu bañoon. te loolu nag li ñuy wax ci loi italienne parce que bateau italien la su doon sax bateau bi mu ngi ci biir géej ci en dehors des eaux italiennes. nekk ci beneen pavillon beneen bateau bitim réew peut-être problème du am. mais nag ci biir territoire italien kenn amul droit li ñuy wax séquestrer ay nit maanaam te ay nit ne duñ génn duñ bouger te loolu loi italienne moo ko bañ. dëgg la loolu nag foog naa sax nekkul la première fois nekkoon na amoon na beneen bateau bu mu ko defoon. waaye temps boobu dafa àndoon ak mouvement 5 étoiles. parce que ministre pour nga àtte ko il faut parlement bi jox autorisation. dëgg la yàlla def na nag comme moom faxoon na ba tas gouvernement bi ba beneen gouvernement formé waat moom mu nekk ci opposition ñàkkul ne peut-être tamit waa parlement bi loolu lañ ko meree. dëgg la ñu voté nag pour ñu dem yóbbu ko àtte ko. mu mel ni ne aussi moom dafa voté woon beneen décret boo xam ne day gën a renforcer ay pouvoir am loolu tamit indi benn jafe-jafe loolu sax bokk na ci li gën a tax ñu yóbbu ko ci yoon. waaw parce que bi mu defee loi boobu président de la république bi nga xam ne moom arbitre la. ñu koy wax Mattarella moom dafa waxoon ne ci loi bi ba am na ci loo xam ne nañ ko ci dindi. jaaru ci yoon parce que jaarul ci yoon maanaam. amende yi ñuy def ba yu cher yi nga xam ne. moom la taxawaloon pour amende bateau yi. te wax dëgg yàlla Italie dafa signé ay yeneen convention yoo xam ne nit su nekkee ci coono dañ koo war sauver. loolu convention internationale yu Italie signé la. donc suñ signé loolu ba noppi ñu ne nit bateau bu nekk ci géej gi di sauver ay nit duñ ko bàyyi muy dugg dafa mel ni loolu loi boobu dafa méngóog. convention yi nga xam ne Italie signé nañ. di jëm ci ay navigation maritime ak nit bu nekk ci jafe-jafe ci géej. ci droit maritime exact. te loolu Italie wax dëgg yàlla waxuma sax signé nañ ko mais ci ñi ko promouvoir. ci àddina bi la bokk. dëgg la dëgg la donc Mattarella président Mattarella donc waxoon na loolu nañ ko xoolaat. donc loolu wax dëgg yàlla xam naa comme moom nekk tout ci gouvernement bi. loolu foog naa ne dinañ ko dindi. dëgg la. ñaareel bi may wax rek leçon biñ ciy jëlee rek moo di ne loolu day wane niveau de la démocratie italienne ñun sénégalais ñun africains yi ñu war ko ci jàngee. parce que wax dëgg yàlla ministre amoo plein pouvoir comme moom mu ko doon ñaane. ministre nekkul ne lu ko neex rek mu def. dëgg c'est pas parce que wateel nañ la que yow lu la neex nga def. parce que lépp looy def daf cee war ànd ak da nga ko war teg ci yoon. dafa war a dëppoo ak constitution bi dëppoo ak yoon. loolu ñoo haute démocratie sens élevé de la démocratie. mais ministre naa rek lu ma neex ma def loolu wax dëgg yàlla ñun Afrique sax dafa war jógee. dëgg la te foog naa ne ñun africains yi ñun Sénégalais yi dañ cee war jànge loolu. parce que ministre na xam ne lépp lu mu def rek mën na koo topp ëllëg te loolu ñun suñ gouvernement yi dañ cee war jànge parce que rarement la ñuy gis. suñu réew ab ministre ñu koy yóbbu ci yoon di ko àtte ci yoon. waaw loolu moom muy ministre muy haute personnalité bu mën a doon rek da nga xam ne yoon dafa war tegu ci yow. te ministre nag mooy ki nga xam ne moo war a njëkk a respecter loi
parce que ko respecté wul loi wax dëgg yàlla mënul liggéeyam mooy tegu ko ci yoon. c'est ça kon nag li may wax rek moo di ne Salvini peut-être juumoon nañ li may bañ rek aussi mooy ñu bañ ko def te yaakaaruma peut-être ñu yegg parce que benn tribunal bu nekk Calabria benn procureur Fada moo déclenché affaire bi pour àttelu ko. dëgg la ñaan autorisation di wane aussi indépendance juge. parce que juge fekk amul capacité yeewu rek ne nguur gi wala personnalité bi damay caytooy affaire am fekk amul boobu indépendance rek justice day xaw a manqué. day xaw a sooxe daal parce que ki sàcc ganaar moom xam nga dañ koy jàpp tëj ko. dëgg la waaw mais ki sàcc ay milliards kooku foog naa ne wala ku njubal ku war a respecté wul loi ku respecté wul conscience foog naa loolu gën a dangereux pour pays bi. dëgg la dëgg li ñuy ñaan rek moo dina ñu jàngee ci loolu mais nag quoi que loi mooy dox te procureur moo koy def li may ñaan rek mooy nañ bàyyi lépp ci loxo loi. dëgg la mais nag xam nga ñi ko kon ñu àndul ak Salvini dañuy fexe ñu jaaree fa éliminer ko te loolu man d'accord uma ko. dëgg la parce que wax dëgg yàlla moom tey ku populaire la même su fekkee ne la muy doxalee man ànduma ci mais nag moom la italien yi fi mu ne jiital yorewul nguur gi mais mooy premier parti politique en terme de pourcentage de vote tey suñu doon voté moom mooy jiitu. loolu wër na ñëpp. voilà donc laata sax ñuy wéy di gën a yaatal ponk bi dañuy dem rek seetaan benn gëstu boo xam ne def nañ ko ci. ci ayu bés gi ñu génn Sénat gu réewum Italie daal dina rek bëmax nag kii di Matteo Salvini nekkoon fi ministre de l'intérieur ci yoon mu waral ko nag gaalub réewum Italie ñu duppee ko Gregoretti yeboon nag téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay migré te moom nag di Matteo Salvini bañoon mu teer ci réewum Italie. yoon nag gisee ko rek niki séquestration doomu aadama waaye it jaay doole wéeru nag ci nguur gi naka noonu ci loi Severino te ñu voté woon ko nag ci atum 2012 mbir yi ni mel bu daan gi tegoo sa kaw ba ñu tëj la lu ëpp nag ñaari at dees na laa dàkk nag ci parlement gi waaye it mënees ngaa toog lu toll ci juróom-ñetti at yuñ lay mën di falaat ba tey rek ay jafe-jafe Matteo Salvini ci wàllu yoon yemul ci lii ndaxte rek yeneen ñaari procès a ngi koy xaar benn bi di beneen gaal gii di Open Arms mu jotoon ko nag bloqué nag ci weeru août 2019 beneen bi rek jëm ci 49 millions yi seen parti luubaloon te war ko delloo état italien. waaw Baye nuñ ko dégloo ci nuñ ko jàngatee nuñ ko gëstoo est-ce que yaakaar nga ne ca mujjanteel ba dinañ ko tëj maanaam dina am ay jafe-jafe daal moom Salvini. waaw foog naa xam na loi bi def na ku séquestrer ay nit moom presque mën nañ la condamner ba 15 ans su fekkee ne homme politique nga mën nañ nga même sa droit civil mën nga ko jàkk. ba dootoo falu te dootoo mën sax wote. loolu wax dëgg yàlla fa naa code pénal bu Italie moo ko wax. xanaa rek li may yéene rek moo di ne nañ bàyyi juge yi seen indépendance ñu juger te benn politicien bu mu ci dugal loxoom. fa naa ne sax loolu politicien yu bëri ñemewuñ ko. bien que nag ànduma ak Salvini mais ñaanuma yàlla ñu daan ko daan yu ñaanaluma ko ñu daan ko daan yu métti. xam naa ne. ak li mu jot a def lépp. waaw xam naa li muy mais comme italien ñoo ko wateel te populaire la wax dëgg yàlla pour éliminer ko de la vie politique man d'accord ma ci loolu suma opinion personnelle la. pour ñu éliminer ko de la vie politique pour man warul am mën nañ ko wan rek mën nañ ko daan rek daan yu yem mais bañ koo fexe koo xam ne dañ koy éliminer parti politique. kon yow ci sa gis-gis ci njàngat bi nga def mooy ne rek. ak possibilité peut-être ak lenteur peut-être de la justice italienne maanaam justice italienne ni mu yéexee wala possibilité de recours yu am fii amoo yaakaar ne daal dinañ ko jàpp. waaw non mën nañ daal ci kawam sax xam naa mën nañ ko def daan mais aw ma yaakaar ne dinañ ko daan boo xam ne da koy génnee. ci langue politique ci langue politique yaakaaruma ko. ñëpp xam nañ ne ñëpp yëgoon nañ le cas de Berlusconi. wax dëgg yàlla kuñ doon jiiñ. pédophile presque lañ ko doon ji. parce que dafa ànd ak xale bu jigéen bu amuloon 18 ans. soloon nañ ko fi mais xam nga ba tey bàyyiwul. fi nekk ni député européen la sax. donc je pense que justicialisme dañ koy éviter maanaam jéem a daane nii. parce que am na doole nii ko jéem a daane ci yoon du lu rafet daal. waaw mais nag moom it jalgati yi mu def bari na parce que même bu ñu jógee sax ci wàllu procès bi ñoom seen parti di la Ligue am na ay.
ay njuujaaj yoo xam ne def nañ ko. waaw xam nga ñu ngi leen di mooy 49 millions yooyu ñu leen di mais xam nga taxul sax juge yi sax taxul sax ñu condamné complètement partie bi. maanaam nee nañ da ko fay rek mu jël engagement di ko fay ba ay araate ay mensualité foo naa ne dem na sax ba toll na ci 80 ans yu mel noonu. pour yoo xam ne yu mu war a fay. donc je sais que le juge là bi ko li mu def c'est grave maanaam tey ay nit ci géej gi ci bateau yi ne duñu yegg si Italie métti na ci ñim dal mais nag entre la politique et entre la justice je pense que il faut un peu de balance. parce que loolu mooy rôle justice mais nag justice rôle am warul nekk éliminer nit complètement. et puis du procès bi rek am na beneen procès aussi bu koy xaar. ci beneen bateau boo xam ne tamit. boo xam ne nii daanaka nii la demee balaa muy teer Lampedusa. c'est vrai dafa ne woon tamit du teer. tout à fait risque la pour moom c'est un grand risque politique. risque pénal mais risque politique aussi. mais est-ce que moom mu ngi joué wu bi mu demee assemblée keroog Sénat bi ñu koy wootee loi bi. mu ngi joué le victimisme. que loolu moom aay na ci trop ku ci yàlla may la mu wane ne dañ ko bëgg a éliminer dem na ba cité sax journal République muy journal muy quotidien bi gën a mag fii ci Italie. nga xam ne cancellare Salvini lañ bindoon maanaam éliminer Salvini. moom da ko jël boobu titre boobu la jël. ca parlement bi sax moom la tudd. te yemuñu sax même nee na li mu def lépp pour défendre le territoire italien la wax. loolu la wax. donc mu nekk rek frontière entre la politique et la justice parfois dañuy duggante nag ñoom ñaar. bon pour man indépendance procureur bi ak indépendance juge yi nekk Calabria wala Catania juge yi nekk Catania ñoom rek ñoo ci mën a am seen indépendance jaarale lépp ci yoon. teg ko ci loi li nga xam ne moom la wax. bañ koo def xeex pour éliminer ko parce que wax dëgg yàlla mën na nekk loo xam ne day indi jafe ci réew mi. ndaxte wax dëgg yàlla ku populaire la mais nag nañ doxal rek li nga xam ne moom la loi wax fa naa ne loolu après li ci des ñu bàyyi mu dem quoi. voilà donc lépp daal nañ ko teg ci yoon comme ni nga ko jàngatee. beneen ponk bi ñuy dugg di des ba tey fii ci Italie mooy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci Air Italie. mu mel ni suñu mbokk yi nag jëndoon nañu ay billets yu bëri ci compagnie googu. waaw effectivement Air Italie di fàttaliwul rek ne compagnie italienne la privée boo xam ne avant mu ngi njëkkoon tudd Eurofly jóge ci Eurofly tudd Meridiana. après quelques années ñeenti at fanaa juróomi at ci ginnaaw mu tudd Air Italie. di wax ne ute naag Alitalia. d'accord Alitalia moom mooy compagnie nationale. compagnie di bandiera lañ koy waxee. moom mooy le drapeau italien. su ma yeboo ne Alitalia parce que ñoom L yi lañ jël L italienne moo tax ñu naan Alitalia. Ali mooy les ailes. donc kooku mooy Alitalia moom it compagnie nationale la moom it ñëpp gis nañ ne presque ci fukki at yi ci ay jóg ko daanu la ne. Air Italie nag ñaari actionnaire ñaari privé ñoo ko fondé kenn ki tudd Ali Aga Khan mu nekk benn milliardaire asiatique bu nekk Inde fana bu bëri xaalis la. waaye moom dafa am benn compagnie foofu ci Sardaigne mu tudd Alisarda. Alisarda benn compagnie. moom moo ko moom. léegi ñoom ñoo moomoon 51% ci Air Italie bi. d'accord yeneen 49% yi compagnie. Qatar ñu koy wax Qatari Airways ñoom ñoo dugalul 49%. d'accord donc vraiment ñu amoon ci yaakaar bu mag nag di jënd ay Boeing yu bees ba ginnaaw gi ñoom rek ñoo doon def ligne directe Dakar Malpensa Dakar Milan waaye yàlla def na crise compagnie yi surtout avion yi doon daanu. marque Boeing. waaw problème yooyu te ñoom seen avion yëpp Boeing lañ jëndoon. loolu moo tax peut-être lañ yaakaaroon xaw a wàññeeku. ba yàlla def na ñu am ci ay bor yi compagnie bi dem ba yore ay bor yi 200 millions euros muy xaalis bu bëri. ba léegi daal mënatuñ dem ba le 11 février nag Alisarda bu Aga Khan am 51% ak Qatari Airways am 49% ñu def seen assemblée générale pour xool nan la compagnie bi mën continuer wala déet.
ca waxtaan nee nañ Qatari Airways d'accord pare woon na sax moom dugalaat ci xaalis pour fay bor boobu mais Qatari Airways su ci dugalee xaalis day nekk majoritaire. dëgg la te su nekkee majoritaire compagnie bi dootul am licence du nekkati compagnie européenne te ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla Air Italie exploitation bi yëpp ci Europe la. maanaam du amati agrément bi. du am agrément comme compagnie européenne. du am licence européenne. looloo la tax Qatari Airways nga xam ne compagnie bu bëri xaalis lañ looloo tax Qatari Airways mënul loon ci dugalaat xaalis te kon amul yeneen compagnie yu d'accordoon européenne yu d'accordoon pour jël ko Ryanair essayé na woon waaye ginnaaw bi dañoo reculer. waaye nag tamit seetlu nañu ne seen conseil d'administration bi xaalis bu tam dañ ko doon pasaree ci ay séminaire ay yu kenn xamul daal. waaw jusqu'à présent nag. amoon nañu yenn privilèges yoo xam ne mënoon nañu utiliser xaalis bi à leur fin tamit loolu tam ci compagnie baaxul surtout en matière de gestion. tout à fait compagnie bi muy juddoo dafa juddoo xaalis bu bëri ñu li ñu recruter ci nit ci diggante Milan Cagliari Olbia ak Rome presque 1500 personnes. la ñu am comme employé. léegi nag loolu xam naa ne ak projection yi ñu amoon jotuñ ko loolu moo indi difficulté yi. d'accord évidemment comme xaalis compagnie bu juddoo xaalis bu bëri xam nga moom abus da ci yomb. dëgg la waaw loolu tax mbir mi doxatul léegi nag le 11 février fii ci Milan lañ def seen assemblée générale ñoom daal ñu ne société bi nekk na faillite yàlla def na 35000 personnes jëndoon nañ billet ba pare te voyagé wuñ. waaw foofu nag moom nag problème bu rëy la. mu nekk nag problème bu mag. mu nekk problème bu mag concerne ñun en tant que communauté sénégalaise. en premier lieu ñun lañ ci concerné. information bi mu génnee le 11 ñu dugal ko donc ci wax ko ci rajo defaral suñu bopp fa naa ne ñooy ci ñi ko njëkk a yëgle lañ bokk ci communauté bi. parce que am na ñu nekk Dakar sax ñoo xam ne nee nañ ci ñun lañ ko yëgee wax dëgg yàlla ñu ci kontaan ci nouvelle boobu ni ñu ko jàllalee mu nag muy nekk nag problème yu mag fi mu nekk nii. parce que nit ñu bëri dañuy cooy oo te ñun jaayuñ billet. 35000 personnes yu jënd billet ñoo jëndoon billet ba pare te voyagé guñ le 11 février 35000 personnes jëndoon nañu 35000 personnes problème la nag parce que nag 35000 billets nga remboursé ko wala nga yóbbu ñëpp ci durée bu gàtt wax dëgg yàlla donc le 11 février lañ nommé liquidateurs yi ñi nga xam ne ñoo war tëj société bi. ñu ne may nañ nag fii ba le 25 képp ku jëndoon billet mën nga voyager problème bi nag mooy à partir du 25 benn avion bu Air Italie kenn dootu ko gis ci jaww ji. ñoom sax daanaka le 25 la ñu war a def seen assemblée générale. non def nañ assemblée générale le 25 la ñuy tëj. carrément d'accord. waaw te amatuñ ñeneen ñoo xam ne candidat nañ pour reprendre. société bi d'accord mais le 25 février moom benn avion dootul daw bu maanaam ñoom ñu ngi assuré ba le 25 février. mais à partir du 25 même sax nee nañ le 26 février le matin mais après le 26 février benn avion Air Italie dootul daw. waaw mais le 25 assemblée générale boobu dafa concerner surtout liggéeykat yi nga xam ne déjà ñoom nekk nañu. waaw loolu ci ay jafe-jafe des travailleurs nga waaw des travailleurs général des travailleurs parce que muy syndicat yi fi nekk yëpp. exactement CGL ak yu mel noonu mooy seen ciislu yooyu yëpp muy si aspect ay de seen catégorie professionnelle bi nekk ci mbirum avion yi. ñoom maa ngi jéglu ñoom it bëgg nañ. parce que 1500 personnes wax dëgg yàlla nee nañ ñu ngi leen di commencer di leen yónnee email de licenciement. effectivement xool loolu xam nga saa yu faral di am licenciement collectif état bi da ci li ñuy wax amortisseur les amortisseurs. dafa am lu mu ciy jàpp. waa état bi dafa am lu mu ciy jàpp ñu koy wax amortisseurs yi social yi état bi dafa am lu mu ciy jàpp pour xool nit ñi coono yi nar a nekk mu oyofal. donc assemblée générale boobu ngay wax le 25. travailleurs yi. parce que assemblée le 25 mooy jour bi nga xam ne c'est vraiment définitif la liquidation de la société. pour société bi waaw ci lay définitif. dëgg waaw mais léegi nag lu ciy pexe pour ñi nga xam ne jëndoon nañ billet. waaw muy bonne question Augustin te ñoom génn def nañ sax communiqué parce que nee nañ képp koo xam ne lii donc comme encore une fois dañ koy wax rek parce que ñun dañuy tas xibaar ne. waaye nag nekkuñu ay opérateur économique su affaire billet. di wax ne ñoom nee nañ fii ba le 25 képp koo xam ne amoon nga billet aller ñoom compagnie bi dina la yóbbu wala dina gis compagnie beneen compagnie bu la yóbbu
su dee ñiy dem Sénégal la képp koo xam ne sa retour après le 25 février dañ lay rembourser même ñi nga xam ne ñu ngi war a dem fii ak le 25 ku ci bugg ñu rembourser la ñoom dinañ la rembourser joxe nañ ay numéro de téléphone joxe nañ ak ay email yoo xam ne def naa ko ci suma Facebook pour que fale nit ñi di nekk pour ñu rembourser leen donc képp koo xam ne après le 25 nga waroon ñib si wala nga waroon dem xamal ne mënatoo dem ak Air Italie li nga mën a def mooy su doon jënd nga sa billet ba pare rek nga demander remboursement du nekk nag lu yomb. parce que waaw foofu laa doon jëm sax est-ce que procédure bi lu yomb la et puis est-ce que ni ñu koy yaakaaree noonu lay demee exactement. waaw xam nga maanaam nga bind email def say référence su billet nangam rek après ñu rembourser la. société bi ñu nekk liquidation. déjà direction ba na fa nekkoon day génn dañuy nommer ay liquidateurs. ñoo xam ne ñooy topp bor yeeg bor yi compagnie bi yore nit ñi wala yi nga xam ne ñeneen yoral nañ ko. compagnie bi ñoo koy topp pour fayeku te loolu liggéey bu mag la te du lekk liggéey bu gaaw kon nag di wax nit ñi rek ñi nga xam ne ñoom nee nañ à partir du 18 février dinañ génnewaat beneen communiqué moom Air Italie à partir du 18 février muy fanaa mardi wala mercredi dinañ génne benn liste boo xam ne détails yëpp dinañ ci wax ni nit ñi di def mais nañu wóor rek du nekk lu gaaw biñ ko waxee ñu ci bëri oo nañ ma mais comme je dis rek comme ñun nekkuñ jaayuñ billet te nekkuñ ci affaire yi aéroport transport aérien li ma wax su mbokk yi rek mooy nañ dal nañ calme parce que société bu nekk en faillite moom nekk na en faillite li wër moo di ne dinañ leen delloo seen xaalis mais nag buñ yaakaar ne rek rokkim la maanaam da ngay ñëw rek taxaw rek. ñu delloo seen xaalis waaw mais dinañ leen delloo seen xaalis d'accord mais tort bi nga xam ne teg nañ ko ci kaw voyageurs yi aussi est-ce que loolu tam dina ci am pàcc ci remboursement yi. dommage yi nga xam ne créé nañ ko aussi. xam nga dans la loi mooy dans l'impossible nul n'est tenu. société bu ñu liquidé mënuñu wax ne waaw da nga comme mënuñu wax ne da nga ñuy delloo ba noppi fay ñu ay dédommage. donc côté bu daal wóoragul. quoi mais li war moo di ne delloo bi dina am kañ ak nan. loolu le 18 dina gën a leer su boobaa dinañ ko jàllale ci rajo defaral suñu bopp. mais man damay wax sax ne problème bi aussi ci suñ biir communauté bi la parce que maa ngi fàttaliku Air Italie relation ak suñ communauté bi wax dëgg yàlla musul nekk lu rafet. toujours day am ay jafe-jafe. waaw dafa yàgg jafe-jafe ba li ci bu ci mujj woon mooy. mois d'août bi may intervenir. bi nga demee aéroport ba ma demee aéroport intervenir. ñaareel ba mooy nañ xam ne. problématique boobu lan la woon retard la woon wala. waaw non ñoom 300 personnes ñoo doon voyager dem aéroport ñu ne leen avion bi annulé nañ ñibbi leen dinañ leen joxaat leen beneen avion. loolu yomb na moom. waaw xam nga loolu dafa yomb. loolu day wane traitement bi nga xam ne suñ relation ak Air Italie musuñ ko toppatoo bu baax. te dañoo seetaanoon Air Italie mu nekkoon situation de monopole parce que moo nekk seule compagnie bi nga xam ne moo doon def direct Dakar ñoom situation monopole boobu daf leen mayoon service bi nga xam ne lañ waroon offrir le public sénégalais service bi nga xam ne lañ mënoon améliorer pour la communauté sénégalaise te dégg naa yi temps seen reer yi sax ci biir avion bi ay reer yu naqari la donc situation de monopole boobu te taxaw bi nga xam ne ñun war nañ ko def ci suñu biir muy wane benn problème boo xam ne moo am ci communauté bi mooy li problème yi nga xam ne ñoo ko bokk li may wax defaral suñuy bopp dama ciy oo nit ñi ba sonn mais duñ ànd mukk pour defar ko. maanaam jafe-jafe yi daal ñun suñu communauté yi daaw ci def ay ñaxtu. dootu ci def ay ñaxtu parce que ñëpp xam nañ ne soo doon dem jour vol su doon am Malpensa Dakar ci Air Italie soo fa demoon. fañ leen doon taf suñ mbokk yi ak jaxasoo bi ñu indi ci aéroport sax daf doon daw yaram. te loolu rafetul. léegi nag. problème bu mel nii crise du transport aérien en Italie mais aussi dans notre communauté am na ci famille yoo xam ne couple yaay papa ak ñaari doom ak ay rak jënd lu mot 5000 euros ci billet xam nga loolu dafa laajoon benn comité de crise boo xam ne dañ ko war teg sur le champ mais ku ci nekk sooy dem individuellement Air Italie xam na ne yàgg nañ comporté woon non parce que ñii seen vol retard. ku ci nekk duñ def d'une manière globale. ku nekk daal day jéem a saafaral sa problème. waaw
ci sa bopp yow en personne personnellement. exact dafa waroon ñu am benn communauté xalaatoon naa sax pour lancer ko mais dama hésité. def benn comité de crise ak de remboursement. mais parce que soo ci defee da nga ci sonn boo xam ne mbokk yi dinañ la ci téléphone boo xam ne. wax dëgg yàlla da ngay dem ba si yàgg yow sax doo ko tal doo talati sa bopp. parce que loolu mooy problème bi mais nag li may ñaan rek moo di ne ñi nga xam ne ñoo jaay billets yi muy les billetteurs duñ ay agence mais on les appelle billetteurs ci suñu communauté bi. mooy individu yu am activité yooyu. dañoo waroon ñoom ñëpp dajaloo def benn communauté benn comité out aussi des conseils ay avocats. sur le plan juridique des conseils juridiques yoo xam ne ñooy gaaw toppatoo leen parce que. ci 35000 billets yooyu na la woon ni Sénégalais yi presque war nañ mën 1500 wala 2000. 2500 personnes soo ko multiplier par 500 euros yi rek tu vois là. c'est de l'argent te l'argent boobu argent communauté bi argent doomu Sénégalais yi. donc loolu ñun du ñuy faral di ko def su problème amee ku ci nekk da ngay rocceeku pour régler sa problème. dëgg la encore une fois su ma yéene nekkoon na taxawal loolu mais. wax dëgg yàlla xam na loolu su demoon naa mais dama hésité mais dama wax ne ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci mbirum billet ñoo war dajaloo même suñuy créer seen groupe WhatsApp créer def benn comité suñ soxlaa ay conseils juridiques ak yu mel noonu mën naa leen ci jàppal mais nag wax dëgg yàlla pour ma sóoru ko man kenn day métti. parce que mais yow personnellement sax amoo taxawaloon nga lu ñuy wax. nu mu ko mën a tuddee benn association boo xam ne nu mu ko mën a tuddee. de défense des consommateurs. am nañ association de défense des consommateurs. parce que bi ma demee ni ñu koy waxeeti intervenir nañ ci plusieurs fois ak défense consommateurs yi ci affaires yi muy affaire yi xale yi. suñ xale yi demoon Sénégal. suñ doom it mujjuñ dellu c'est à travers association boobu le commissaire bu aéroport recevoir ma. ba mayoon ñi possibilité yi ci amoon. ñaareelu affaire bi mooy bi nga xamee ne aussi le mois d'août le 2 août ñooñu ñu bëggoon delloo seen kër ne avion amul. ci loolu lañ nekk mais su ma yéene wax dëgg yàlla nekk na ci mais xam nga parfois tey su ma sóoroo loolu rek ak association consommateur bi surtout fii ak 2 mois tous les jours dinaa recevoir 100 appels su fekkoon dañoo am discipline boo xam ne. dañuy rassembler communauté bi wax procédure bi nga xam ne nit ñi moom la ñuy yónnee seen billet yónnee seen numéro compte bancaire pour ñu dox ko liggéey boobu tamit ku koy def wax dëgg yàlla il faut ñu fay la. dëgg la su jëlee conseil juridique ma ciy liggéey. te wax dëgg yàlla nekkatul bénévolat. nekkatul bénévolat nekkatul. c'est du temps sax c'est du temps parce que il faut que Air Italie yëg ne kat communauté sénégalaise bi. yëngal nañu am nañ taxawaay. te yëngal nañ su boobaa dinañ leen delloo seen xaalis. dëgg la mais soo ci duggee rek suñ mbokk yi da ngay ñi sant fay. sa doom bàyyi dañuy bëgg tous les jours naan ana xaalis ba. yaakaar ne sax yow. rek la nga mun ba dugal sa poche. te loolu kenn amu ci droit yoon wi nga xam ne moo def mooy ku ci nekk sa numéro compte la lay Air Italie mën rembourser. dëgg la waaw mais daal ñi nga xam ne li may wax daal moo di ne ñi nga xam ne ñooy jaay billet nekk ci communauté bi te sakkan lool muy ba ci GP yi nañ organiser wu. def benn comité. comité boobu wax dëgg yàlla suñ soxlaa mën naa leen ci jàppal. waaye nag man ma sóoru yëpp diriger communauté boobu. te dërëm lekk ma ko ci wax dëgg yàlla day xaw a doy waar. dëgg la te yore suma liggéey bopp tamit war ko boole day xaw a doy waar. dëgg la jërëjëf Baye Diouf bu dul sax jafe-jafe yi nekk ci Air Italie comité boobu ngay sabab noonu. dina mën a sax saafaral yeneen problématique. dans l'avenir parce qu'on ne sait jamais. on sait jamais parce que avec. Aussi bien notre syndicat que l'association des consommateurs mais xam nga yàgg naa di wax nit ñi ñëw leen jàpp ci liggéey bi mais par nit ñi nag dañuy bàyyi ba seen yaram tàng rek jour ñu am problème boo xam ne war na leen coûter plus de 2000 euros ñu taxaw la xam nga loolu yëf yi four bi si dañ koy waxee ci xam nga loolu tamit du mën nekk lu mën a nekk. suñu habitude la sax ñun toujours des problèmes de dernière minute. ba dernière minute ñu engagé la te wax dëgg yàlla problème yi nar a am ci communauté bi. yi nar a ñëw te jóguñ ci bañ a xaar ba problème bi taxaw waaw su moyens yim laaj ñu boole ko teg ko ci pour job ko ay naxaate rek mooy am quoi moo di ne tous les jours ci syndicat bi léegi sax damay hésiter sax naan nit ñi kaay adhéré parce que da ngay gis ki nit koo xam ne
day xaar ba am problème bu ngand soog a dikk ñëw naan la dama bëgg a adhéré wala mu adhéré tey sa suba sa yónnee la problème boo xam ne pour régler ko rek xaalis bu bëri lay laaj. c'est ça te loolu day xaw a doy war daal. jërëjëf Baye Diouf ci leer yooyu nga jot a indi ci compagnie boobu di Air Italie. laata nag ñuy dugg ci ponk bi nga xam ne moom moo tegu ci waxtaan bi te mu jëm nag ci Maty Fall Diba di modèle d'origine sénégalaise ba boobu te dëkk fële nag ca Vicenza ci commune bi ñuy wax Ciampo te ñu fësaloon ko ci couverture magazine de mode bi ñuy wax Vogue fii en Italie te mu indi ay coow ndax deram bu ñuul laata nag ñu ci gën a xuus di ko gën a yaatal dañuy seetaan benn page publicitaire dellu siwaat ci plateau bi. waaw Sophie xet bu neex bi si biir kër gi xanaa daa am looy waajal. déedéet El Hadj bëgg lu neex rek ak efficace. lu efficace loolu lu mu. xanaa déodorant bi El Hadj tudd Ramenes di joxe xet bu neex ci biir kër ci ay oto ak fépp foo xamante ne rek xet bu neex war na fa jaar te boole ci dafa am ñaari njëriñ même sooy fobeere sa kër mun nga ko boole li nga xamante ne mooy sa détergent ak toq rek mu bàyyi la xet bu neex te xet bu yàgg lay doon El Hadj. waaw li ni Ramenes ku ko soxla nag nooy def. te ngi seeti ki nga xamante ne mooy Pulchéri ci Trento. Ramenes ngir seen kër di nes nesi set am xet bu neex. jërëjëf Sophie ci page publicitaire boobu nga ñu jot a tegal ci ponk bi ñuy dugg nag comme nu mu ko waxee sànq rek ca njalbeen mooy coow lu jib nag jëm ci modèle d'origine sénégalaise bi ñuy wax Maty Fall Diba te ñu defoon ko ci couverture benn magazine de mode mannequinat ak yi ni mel fii ci Italie mu indi ak coow ndax der bu ñuul la Baye Diouf mu mel ni yooyu it jot nga ci am ay xibaar yu bëri ci semaine bi fii ci biir Italie lan nga ci mën a indi comme ay leeral. waaw alors vraiment ñuy féliciter Maty Fall Diba mu nekk modèle mais suñuy wax modèle Italie muy mannequin suñ koy wax mode bi moo tax. monde de la mode. parce que ñëpp xam nañ ne ci Europe Italie ak France ñooy pays de la mode. dëgg la. Milan dëkk bu mel ni Milan dëkk bu mel ni Firenze su ma yeboo ne mode moo ko téye. dëgg la kon nag suñu amee suñu doom bu ndaw bu am 18 ans fan moom la am. waaw. su yàlla defee te dégg naa sax moom yàggu ci mois de juin dernier la ci commencé. su yàlla defee photo ñu def ko ci première page de couverture bu Vogue. Vogue nekk magazine de mode bi gën a siiw ci Europe. muy am Vogue France Vogue Italie ñooy ñaari Vogue yi gën a am doole ci Europe. wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan yàlla def na donc. mu am un début de carrière macha allah fulgurant. bu prometteur boo xam ne dañ koy ñaan yàlla rek mu amal ko njëriñ famille am. mbir mi nag comme ni nga ko xamee bi mu génnee affaire yu racisme daf cee dugg maanaam benn conseiller Lega bu nekk parti Salvini ne te xale bi wax dëgg yàlla nationalité italienne sax la am léegi. mu ne du beauté italienne nit ku weex lay doon. te ñëpp gis nañ ne Italie xeet yëpp a ngi fi nekk nii. kon nag dafa mel ni moom dafa bugg a beddoo moom sax wax jooju jiggu ko parce que conseil municipal ba mu dëkk dañ koo mujj dàq. dàq waaw. dañ ko génnee ci loolu. alors mbir mi bi mu amee suñu xarit parce que il faut donner à César ce qui est à César suñu xarit Pape Khouma. nekk journaliste depuis très longtemps. fii ci Italie parce que démb rek mu may woon ay articles yu mu bindoon 1994. jàgg na ci journaux yu mag yi nekk fii yàlla def aussi Pape Khouma nekk ci première sénégalais yu wàcc fii ci dëkk bi. parce que koo xam ne premier séjour en 1987 la. yàgg na xam nga loolu yàgg na. yàlla def na moom yàgg na mbirum racisme yàgg na koo topp. ci gëstu parce que yëpp depuis presque plus de 30 ans ci loolu la nekk. moom moo ma oo naan ma ngir yàlla neel Maty bu mu tontu. fekk na sax Maty defoon na déjà benn interview ci Repubblica. dëgg la mooy élément bi ngay passé. mu ne ko neel buñ tontu mu ne lu tax bu mu warul tontu mu nekk dëgg tamit parce que man sax def bind naa ci suma Facebook nekk bu mu tontu parce que mode dafa nekk un monde particulier un monde de qualité. jaloux noir muy nga nekk nit ku ñuul wala ku jaune wala ku weex
suñ la defee ci Vogue dina am ñum neex mais dina am ñum naqari. dëgg la parce que ku siiw rek sonal nga sa bopp. waaw et puis magazine yooyu ñi ñuy gën a nag faral di gis mooy tubaab yi der yu weex yi. mooy tubaab la ñuy yow. donc bu ñu automatiquement Vogue histoire am sax ci histoire Vogue. problème racisme boobu daf ci yàgg am. depuis ba mu nekkee France. depuis Vogue France ba mu juddoo. kon nag ba loolu amee wax dëgg yàlla ñu doon ñaan rek xale bi su fekkoon ne sax teeloon nañ ko xam peut-être sax du tontu parce que mu ngi door a commencer il faut pas ñu dugal ko ci carcan lutte contre le racisme dafa nekk beneen monde boo xam ne dafa bëri ay xeex ak ay yàqante. mais nag ci contexte bi ñu nekk particulièrement ici en Italie pour man tamit waroon na mën a tontu d'une certaine manière parce que tamit yu mel noonu bu ñu koy bàyyi muy dem day gën a sax. fii ci biir dëgg xam nga li tax ñu doon wax ne mënu c'est vrai tontu na sax te tontu na tontu bu rafet. bu rafet de manière intelligente. effectivement vraiment macha allah. xale la 18 ans la mais 18 ans vraiment c'est une petite jeune fille. dëgg la 18 ans. demagul fenn waaw demagul fenn. tontu na tontu bu rafet avec beaucoup d'intelligence. mais liñ do xam nga ñu ngi dugg këram wane papaam wane photo ay saar loolu yëpp da koy éloigner du monde de la mode. loolu day nekk affaire de cronaca lañ koy wax. affaire yi fait divers lañ ko bugg a def. te nag Vogue ku fa feeñ rek presque gagné nga quelque chose sur le racisme. Vogue ku feeñ ci couverture Vogue kon nag liñ ko doon ñaanal rek moo di ne liñ ko doon wax rek parce que lu njàgg gis la xam nga Balotelli dañoo dem ba ñu ngi ko yàq parce que day kaas di coow nekk ci stade bi ñu ko yuuxu parce que loolu dañ lay objectif bi nga yoon wi nga nekk lañ lay jéem a perturbé. si seen jàngat daal maanaam ensuite ay instrumentalisation lay jur quoi yoo xam ne mun na la indil ay gàllankoor si sa carrière bëgg a dévier quoi. muy indi ay gàllankoor sa carrière. te xam nga ñun suñ culture lépp wax na ko xam nga wax naa ko fi. xam nga Youssou Ndour woy na fi doxal sa dox. waaw xam nga wax na ko. mais yow da ngay déglu musique de. waaw dañ koy déglu kenn ñi temps. doxal sa dox. la wéykat. waaw yaakaaroon ne ay jazz ngay déglu ak yooyu sax. mais xam nga rek ñun nag lépp on est multidimensionnel. waaw ba tey ay dañuy laal ci dañuy déglu. xam nga donc suñ culture muy Youssou Ndour wéy na ko doxal sa dox. moo di ne sooy def dara lu baax bu la kenn divertir ñooñu di la xas dañ lay jéem a divertir da ngay am na ñeneen nag ñoo xam ne. bu leen toppatoo. waaw bu leen toppatoo soo leen toppatoo puis xale la 18 ans vraiment kooku. xale la bébé la dëgg la. tax journaliste république bi dem këram filmer famille am yooyu yëpp waru sax dugg ci loolu le coup est parti mais dañ koy ñaanal yàlla na mu gën a dox parce que monde de la mode du lu yomb papaam na xam ne du nekk du lu yomb mais nag nañ ko bàyyi mu def mode na wane photo mi Instagram yu nice dañu wane rafetaayam. xeex bi foofu la. voilà laata sax ñuy xuus di ko gën a yaatal dañuy seetaan élément bi nga xam ne rek suñu naataangoo yi nekk ci la Repubblica def nañ ko foofu nga xam ne rek fa la Mati Fall Diba dëkk ca Campo avant nag ñuy dellu siwaat ci plateau bi gën a yaatalaat waxtaan bi. Mati Fall Diba nekk top modèle cosaanoo ci réewum Sénégal di dund nag fii ci réewum Italie. cib taaram magazine gi nag di Vogue bokk nag ci yu ñu gën a ràññee fii ci réewum Italie ci wàllu mode mannequinat style ak yi ni mel tabb na ko nag ci couverture am ci numéro bi ñu mujjee génnee loolee nag di ndam lu rëy ci carrière am. Mati Fall Diba Sénégal la juddoo waaye mu ñëw nag fekk si ay waajuram ci diwaanu Vicenza ci dëkk bi ñuy wax Campo bi muy am juróom-ñeenti at gannaaw ga nag mu am nationalité italienne ci bi muy am fukki at ak juróom-ñett mu jot a défilé nag ak ñu ràññee lool ci wàllu stylisme fii ci Italie ak bitim réew niki Yves Saint Laurent Valentino ak i ay styliste italien yu bare. waaye nag ni ñu ko tabee mu nekk rek rafetaay doomu Italie ci couverture magazine googu di Vogue jur na nag ab coow belaw nag dem sax bi ci wàllu politique ndax deram bu ñuul ñu teewlu ko nag ci kàllaama italien waaye it des nañu rek déglu ay waajuram laata nag ñuy ubbi ab waxtaan ci ponk bi. Io non voglio parlare sul fatto del razzismo. L'Italia è formato da tante persone e nel giro del tempo anche di persone di etnie diverse, quindi il fatto che ci siano più persone in questo paese significa che ci sono più bellezze in questo paese e quindi il poter comunque dire che l'Italia è formata non solo dalla bellezza che è tipicamente italiana, cioè quella bianca, che vabbè
è quella, però bisogna anche capire che in Italia ci sono altre persone che comunque sono magari nate anche qua, che sono, vabbè, nera, che hanno messo me in copertina, potevano metterci anche, come posso dire, una cinese oppure chiunque altra persona, sarebbe comunque stata una bellezza italiana, perché magari l'Italia è l'unico paese che ha visto. È bello sapere comunque che ci sono tantissime persone che mi supportano e tutto, però comunque quegli altri che pensano quello che hanno detto è un loro pensiero, una loro mentalità, io non posso farci niente. Cioè non è neanche un mio compito cercare di cambiare ciò che pensano loro. Sono 28 anni qua, ogni giorno mi alzo alla mattina per andare a lavorare, per mantenere mia famiglia. La mia moglie non voleva suo figlio diventa modella. Che tante persone hanno cercato da 14 anni lei, la mamma ha detto no, fai a scuola perché deve studiare. Sono io che ho lasciato l'anno scorso mia figlia, andava a Londra, Parigi, per tutto, per fare su la cosa che lei vuole. Sono io che ho tirato i miei soldi e ho dato a lei. La persona che ha parlato male mia figlia, io gli perdono. Sua mentalità è così. Una che ha una mentalità che non è buona, non sono io che deve cambiare lì. Ho sentito queste parole non una volta, non 2 volte, e allora si fa male. I miei compagni di classe mi hanno protetta, sono dei ragazzi bellissimi che comunque mi sopportano ogni giorno e tutto. E sinceramente a Chiampo mi sono sempre trovata bene e anche quando sono arrivata con i miei compagni di classe, le elementari, comunque medie, superiori, gentilissimi, e mi sono sempre trovata bene, mi sono sentita accolta e tutto. Finire nella copertina di Vogue è stata una cosa bellissima, come ho detto già nel mio post su Instagram, rappresentare comunque ciò che per me è la mia seconda casa è una cosa bellissima, un onore direi. Ho iniziato solo a giugno, quindi non mi aspettavo di arrivare così in alto in così poco tempo. Con tutte le persone, ragazze africane che ci sono in questo paese, vedere una copertina dove c'è un'altra nera ti rappresenta di più, nel senso che è bello vedere in una copertina anche persone bianche e tutto, però non ti senti rappresentata essendo di colore. Quando vedi una persona di colore su una copertina, una persona che assomiglia a te, dici posso farcela anche io. Vedo questa nera, io sono nera, questo mi rappresenta, aiuta anche i paesi a fare passi avanti. jërëjëf Sophie ci élément vidéo boobu te waa Republica def ko foofu nga xam ne fa la Maty Fall Diba dëkk ak li nga xam ne moom mooy xalaatam sax ci li nga xam ne moom mooy coow bi jëm ci moom Baye lan nga ci gën a mën a yokkaat. waaw li ma ci yokkaat rek mooy toujours rek moo di ne nañ vraiment nañ ko ñaanal jàmm que lancement boobu mu am mu nekk lu yàgg lu raw loolu comme ni ma ko waxee lutte contre le racisme nañ ko bàyyee ñi nga xam ne ñoo koy def xam ko. waaw il faut nga nekk jonki nekk woyu pour mën def lu loolu. pour mën a defanteeg ñoom daal ñu mën defanteeg ñoom te xam nooy defanteeg ñoom. parce que am na ci wax yoo xam ne su ko fi nit waxee sax mën nga ko yóbbu tribunal mais on voit mal Maty à son âge. au début de sa carrière. muy dem ci ay procès yu mel noonu. te comme niñ koy waxee bëgguñ ñu divertir ko mu ngi doxam nañ ko bàyyi mu doxam quoi. te dox boobu muy dox mu gën ci améliorer moo gën wax dëgg yàlla mbir moomu. papaam na ko jàppal gis naa ne kat nee na moom moo ko bàyyi sax muy dem di wane rek aussi suñ doom yi fi juddoo yi fi màggee dañu am na yeneen possibilité yoo xam ne ñun xamuñ ko. pour ñu réussir ci réew mi. moom ci interview sax dégg nañ ne depuis 14 ans lañ ko tàmbale di ko xëcc pour mu dugg dans le. mais yaa d'accord loon. mais papa ci d'accord na. di wax ne nag bu ñu am préjugé ci yenn secteurs yi comme mode naan waaw mode day yàq nit lu yëpp ay wax la. nit ki su amee benn encadrement bu baax rek lu nekk mën na ko. mën na cee génn muy mode muy football muy musique suñ doom yi ay yeneen monde yoo xam ne dafa ubbeeku nekk possibilité boo xam ne que ñun immigré yi bi ñuy ñëw. loolu tax ñoo jóg waaye nag wax dëgg yàlla doom yi fi juddoo fi lañ dëkk li ñuy def rek mooy ñu yar leen yar bu baax wax leen nañ gëm seen bopp. nañ gëm liñ nekk. nañ gëm seen ne nit ñu ñuul lañ sénégalais lañ même su nekkee nekkee italien aussi. mais nañ gëm loolu. loolu foog naa la ñu war a def ci ñoom rek mais bañ leen tëj parce que nag mode nag ku fa réussir nag wax dëgg yàlla foog naa ne
tey salaire yi modèles yi rek mu ngi yem ak à peu près salaire yi 100 ouvriers fii ci dëkk bi. benn défilé rek boo ko defee daanaka am nga xaalis bu dul jeex. te moom sax gis nañ ne ay styliste yu mag. ay Valentino ay Yves Saint Laurent jot nañ ko. maa ngi gis ci Instagram Mati. Naomi Campbell di ko félicité. Naomi Campbell donc am na avenir. am na avenir donc li famille am war a def rek mooy nañ ko jàppal mais buñ ci dugg di ci feeñ di wax à sa place. d'accord parce que day xajam waaw mode soo ci bokkul rek nañ ko bàyyi rek muy wax affaire yi mode muy feeñ ci mbirum mode. concentré wu ci liggéeyam parce que wax dëgg yàlla mën na ci jëriñ boppam mën na ci jëriñ njabootam. ba yóbbu njabootam foo xam ne sax yaakaaru ñoom pour am ko. dëgg la parce que mode wax dëgg yàlla c'est le poumon de l'économie italienne c'est le poumon du monde. poumon mooy yore mode. xaalis bëri ay milliards. xale bi nag su ci commencé li nga koy ñaanal rek mooy jàpp tey macha allah nag xale la mais wax dëgg yàlla interview bi ñu ko defal rek lañ waroon woon sax wane leneen. dëgg la daf cee wax ju rafet daf cee wax ci italien yu. jekk mënoon na yem foofu ak un accent vénéto extraordinaire. di la woon ne fii la juddoo italien la bien que der gu ñuul la te ay papam ay Sénégal la juddoo mais fii la yaroo. d'accord à l'âge de 9 ans. d'accord kon naa la fi ñëw. ça fait 9 ans mu nekk ci réew mi mais da ngay gis ne xale italiens yi dara lañ ko yóbbul. dëgg la intellectuellement ak ci ni muy waxee comportement bi rafet na kon nag li may def rek mooy ñu ñaanal ko mu jëm kanam quoi encore une fois di ko wax rek na dox ci doxam comme ni ko Youssou Ndour di faral di wax na dox doxam rek. bul toppatoo daal ñeneen ñi. waaw bul toppatoo ñeneen ñi waaw. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi ci mbir moomu rek jëmoon ci Mati Fall Diba nekk modèle fii am 18 ans te coow jib ci kawam ndax li mu nekk nit ku ñuul te ñu def ko ci couverture magazine de mode boobu nga xam ne moo di Vogue Italie. laata nag ñuy dugg ci beneen ponk bi jëm nag ci exportation produits toxiques yi ca réew ya ca Afrique parce que am na ñuñ ci jot a jàpp fii ci diwaani Brescia ñu doon def xeetu liggéey boobu te mu nekk lu doy waar laata nag ñu koy gën a yaatal di ci gën a wax dañuy dem rek seetaan benn page publicitaire dellu si waat ci plateau bi. asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum mbokki Italia ak li ko wër bàyyiwuñu kenn ci biir Diaspora Vision affaire bu bees tàq concept bu bees tàq ak Diarra Gueye ànd ceeg ñan muy waa Télépromo waa Diaspora Vision andi ko mu nekk lu bees tàq ñu war koo teg ci biir kër gi di ci woo ñëpp nag lan mooy Télépromo nag mooy képp koo xam ne yaa ngi am affaire boo bëgg fésal ak bëgg loo bëgg jaay loo bëgg wane pourquoi pas salon de coiffure yi ana léttkat yi ana toggukat yi ana lépp ñëpp la ñuy woo pourquoi pas casalinga yi nga xam ne seen biir kër sax bu ñu amee lu ñu fa war a fésal ñëw andi ko affaire boo bëgg fésal mbaa looy jaay ak artistes yi nga xam ne dañ fiy ñëw ak ñuy organiser soirée yi ñu ñëw fii ñu pelloo ko ak sama bongo man bi muy laat nii maa ko ne tey mu toogee ne tey bésu wax la te maa yore wax ji daf may bàyyi tey ma wax après maa moom ñooy pelloo émission bi ñooy gérer émission bi di ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ku am sa lépp looy jaay ak loo bëgg mu fés boo fi ñëwee dinañ la ko fésalal ñu ngi leen ci xaar nag maak laat mi Diaspora Vision am na maana Diaspora Vision am na solo bu yëngal jamono Diaspora Vision waaw ak Télépromo rek fii ci biir Diaspora Vision dara du seet xanaa li neexul waaye li neexul ëpp na de jërëjëf Sophie ci page publicitaire boobu ponk bi ñuy dugg nag comme ni mu ko waxee sànq rek mooy ñi nga xam ne dañuy faral nag di exporter ay xeetu bagages yu nekk ci réewu Afrique te ci xeetu bagages yooyu sax parfois yenn saa yi da ciy am ay produits yu toxiques yoo xam ne quand même bu ñu ko yóbbee Afrique mun na indi ay gàllankoor surtout ci wàllu wér-gu-yaram ci ayu bés bi ñu génn nag fii ci Brescia am na ay doomi réew Ghana yi ñu ci jàpp yoo xam ne ay xeetu bagages électronique yu yàqu ay ordinateur ay batterie yu jeex nga xam ne c'est des produits toxiques dañ ko doon yëpp daal ci ay conteneur di ko yóbbu foofu ca réewum Ghana te fañ ko doon denc sax fii ci diwaanu Brescia ci dëkk bi ñuy wax Calcinato amuñu woon autorisation bi waaye gis nañ ci leneen loo xam ne quand même lalu woon na ci biir muy benn type de mafia nu mu ko mënee expliquer ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yor produits toxiques yooyu te mënuñu ko seeyal parce que fii am lu ñuy wax smaltimento diciamo mais dañ ko war a teg ci yoon dañ ko war a teg ci ay normes ñooñu nag bon peut-être bëgguñu woon teg yooyu yëpp ci ay normes dañ doon profité nag di ko jaay ñooñu di ko yóbbu Afrique ndax nag lu bon fii yëpp ci Europe dañ ko war a toujours ñun
di ko jël di ko yóbbu ci ay conteneur di ko yóbbu Afrique mu ñu fay indi lay gàllankoor. ban jàngat nga ci mën a def Baye Diouf. waaw xam nga am na suñ benn émission bi ñu fi defoon ma waxoon ne il faut pas que ñun diaspora ñu nekk pollueur. dëgg la l'Afrique foog naa ne ci oto ya. ci oto ya. waaw ci oto yi ci oto yi. ci oto ya effectivement. le même problème moo posé waat fii li ñuy wax l'importation exportation de déchets. exportation de déchets vers l'Afrique. ñëpp xam nañ ne problème yi déchets Europe dafa poser problème l'Europe. moo tax mu am ay lois yu très sévères yoo xam ne ñëpp ñu ngi soo demee Napoli li ñuy wax la terre des feux. la terre des faux kii. si foofu parce que mafia bi dafa duggoon parce que déchets yi pour détruire ko ça coûte de l'argent ñoom dañ leen doon fay ñu koy suul. ca dëkk di ko enfuir ci yow. am na benn zone rouge. lu jege Napoli Caserta bu nga xam ne presque suuf si yëpp ay déchets lañ fa suul mu nekk nag un problème environnemental mais aussi un problème de santé publique. dëgg la parce que yi tax ay xale juddu fa am ay déformation ci seen yaram. ci seen yaram. te loolu yëpp déchets yooyu ñoo ko def. donc ñun su nekkee ci dëkk bi ba noppi mu am suñuy mbokk yoo xam ne ñooy def transport par conteneur de bagages vers l'Afrique ay frigo yu màgget ak dañuy buub lépp lu wër am na ñoo xam ne dañuy yore seen camion di wër mais nag xam ne déchet suñ li ñuy wax déchet mooy rek matériel seconde main c'est du déchet. ku koy exporter déchet ngay importer frigo bu màgget soo ko yóbbu parce que frigo bi dafa am benn produit boo xam ne sax peut-être fii sax dina mais am na ay gaz type de gaz fréon gaz yu ci nag yoo xam ne dafa am noo xam ne dañ koo teg loi bi da koo teg pour nga mën ko soo koy importer da nga koy dafa am li ngay démonter ba ñu wane ne amul ay produits chimiques wala ay produits toxiques yoo xam ne parce que su duggee ci gaal gi mu am explosion gaal gi yëpp ay jàpp. loolu wax dëgg yàlla lu ñu war a xooltu la ñaareel ba moo di ne suñ problème toujours ñun dañuy def lu ñu neex rek bañ koo teg ci yoon. ñun en tant que immigré am nañ droit di échange di def échange économique avec d'autres pays en matière de transport yóbbu fa ay bagages yu mais lu ci nekk dañ ko war teg ci yoon am ay autorisation. du xeetu bagage yëpp la ñu mën a yóbbu. du xeeti bagage yëpp la ñu war a yóbbu du xeeti bagage yëpp la ñuy jógee la ñuy jëlee Sénégal. wala Afrique. xam nga ay géej ak ay yéet ak ay poisson fumé surtout suñ mbokk yi yeneen africains yi bërki dem rek maa ngi dégg ne foofu Bruxelles dañ leen fa jàpp parce que ñoom seen jën yooyu ñuy lakk bokkul ak géej gi mais am na façon jën yu gudd yooyu nga xam ne ñoom dañ koy lakk pour mën koo jaay. ay kong fumé ak yooyu fumé yooyu yëpp lu mën a nekk la mais dafa laaj nga gëstu li loi bi wax pour nga teg ko ci yoon. man je verrais bien booleeg affaire yi exportation loo xam ne ñun dafa am importance ci suñu communauté bi gëstuwuñ pour xam nan lay tegu ci yoon. ñu ci bëri dañoo dugg ci mbirum conteneur te xamuñ ne mooy xam-xam yi gën a spécialisé wu loolu ñoo logistique. la logistique importation procédure d'importation ak procédure d'exportation. ñu ci bëri dañ cee dugg te musuñ cee am xam-xam musuñ cee jàng loolu nag dafa tardel même suñ koom-koom diggante ñun ak Afrique. en ce qui concerne Ghana yooyu ngay wax gis nañ Ghana presque benn dépôt boo xam ne foofu à Accra presque wax dëgg yàlla soo ko gis sax sa yaram computer yi yàqu ci àddina bi yëpp ñu ngi ko fay buub pour que rek ñu dindi benn matériel bu fil bu xonq boobu. moom la ñuy daj waaw moom la ñuy daj pour jaayaat ko. mais nag soo gisee lem leen di indil ak coono ba muy def dëkk ba wax dëgg yàlla moo tax képp ku nekk ci mbirum exportation importation da nga ca war a tey def ci naan. ak na ñuy liggéeyee sax ca site boobu tamit dafa xaw doy waar. loolu su ma koy wax tamit maa ngi sànni bal bi ci suñ mbokk yi nga xam ne ñooy def conteneur fii ci Italie soo demee Bergamo am na benn zone industrielle boo xam ne fa la ñuy chargé wax dëgg yàlla su ma sañoon liggéey bu am important la su ma sañoon. ñu gën a góorgóorlu ci normes yi ak ci organisation yi. xam nga mos naa fi wax bidon yu bleu yooyu
nga xam ne nit ñi dañ koy exporter. moom la ñu def bagage yi léegi te bidon yooyu. ay produits chimiques dañ ci doon def amoon na bidon boobu su demee am na béykat yi dañ ko jël def ci ndox di roser seen tool yi dégg naa am na ku ci mos a roser ay toolam ci ay salade am ba nekkate salade infecté na salade yi te salade yooyu da nga koy jaay nit ñi ñu lekk ko leen feebar. dëgg la te affaire yi produit chimique mooy réaction du gaaw. avec le temps lekk toog ay temps mu yow indil la cancer wala indil la feebar bu bon. dëgg la donc lépp lu ñuy def rek ci réew mi dañoo buñ ko def yàkkamti am xaalis tout de suite. ñu jéem di ko teg ci norme yi daal dañ koy na nga day métti nag parce que nag loolu mooy yëfu nit. dina métti pour que këyit yëpp nga motal ko ak procédure yi mais yow soo yaakaaree rek defal naa 10 euros naa gagné tout de suite 20 euros loolu du koom-koom loolu day yomb trop parce que tôt ou tard dañ la ciy daane. te suñ la ci daane lépp loo jotoon gagné da nga ko ciy ñàkk. voilà donc laata ñuy xuus sax dañuy seetaat njàngat bi ñu ci def rek ci benn élément vidéo laata nag ñuy delluwaat ci plateau bi gën ko yaatal. ci diwaani Brescia ci ayu bés gi ñu génn takk der yi yëngu nag ci wàllu environnement teg nañu loxo nag ay doomi réewum Ghana yu doon chargé rek ay conteneur di ko jëmale seeni réew. la jaaxal nag takk der yooyu nag di yëngu ci wàllu environnement moo di rek lañ ca doon chargé mu di nag ay produits yu toxique mën a indi nag ay gàllankoor ci wérgu yaram ni ki ay xeetu batterie yu jeex ay électrodomestique yu yàqu ay ordinateur du yàqu ak xeetu pièces détachées machine ba mu mën a doon te fañ ko doon denc sax amuñu autorisation ga te it dëppoowul ak yoon. ci beneen wàll ci mbir mi ñu gis rek ne ab trafic la woon ci diggante ña bëggoon nag transformé maanaam nag sayal seeni ay mbalit yu toxique te bañ a fay ak ña ko doon yeb nag ci ay conteneur di ko yóbbu Afrique laaj bi nag moo di rek ndax bépp mbalit bu toxique warees nañ ko rek di ko yóbbu ci suñuy réew mu ñuy indil ay gàllankoor ci wér gu yaram. jërëjëf Sophie ci élément boobu waa Baye comme ni nga ko gisee rek mu mel ni nag ci ñi nga xam ne ñoom lañ jot a jàpp fii ci diwaani Brescia ci dëkk bi ñuy wax Calcinato dafa amoon benn lien boo xam ne tamit amoon nañ ko ak ay italiens yi nekkoon fii. waaw mu di rek ñoom ñi nga xam ne peut-être pour détruire seen i déchets toxiques day defee parce que dañ ko war a teg ci ay normes ñee lañ ko doon jaay ñee di ko yóbbu Afrique. waaw xam nga loolu du lu bees xam nga. la mafia la. waaw éco mafia sax lañ koy waxee. voilà le terme éco mafia. éco mafia sax lañ koy waxee. moo di ne entreprise yu bëri dañoo am problème seen déchet fu ñu koy détruire parce que suñ gisee nga tuur ko foo xam ne war ko tuur dañ lay daane bu métti. muytu bu doy waar. léegi nag looloo tax lu ñuy wax éco mafia dugg ci système boobu pour di proposer entreprise yi di jënd seen déchet. di am ni ñu koy jaayee ni ñu koy yóbbee bitim réew. ñoom ñu génn ci raxas ci seen loxo. nga raxas ci seen loxo te wax dëgg yàlla ñun diaspora bi loolu dañ ko war a xeex bañ cee bokk. parce que jël ay bagages yu bon di ko yóbbu Afrique di ko fa tuur di ko fa jaay coono lay indil suñu Afrique te wax dëgg yàlla ñun comme ni ñu koy waxee immigré yi dañoo war a nekk force pour l'Afrique mais waruñ nekk un danger pour l'Afrique donc mbir moomu. Il faut que ñi nga xam ne ñu nekk ci mbirum conteneur ci ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbirum logistique nañ ko jéem a jaarale ci yoon parce que tôt ou tard dañ leen di daal. bon ñun sax bu ñu jëlee communauté sénégalaise dafa mel ni xaw nañ ci góorgóorlu wala boog góorgóorlu nañ ci bu baax parce que phénomène yi ni mel duñu faral di dal. Tout à fait. mais nag ci communauté un peu la communauté ghanéenne lañ koy faral di gis. parce que ñoom daal lépp lu dul mbalit rek fii moom nañ ko yóbbu daal. dañuy bugg di yóbbu quoi. effectivement xam nga li ñuy wax infiltration de la mafia dans les communautés étrangères. xam nga waxtaan nañ ko donc risque la. dëgg la risque la noonu ñu dugg infiltrer communauté ghanéenne soowatul ñu ngi koy jéem a infiltrer communauté sénégalaise te am na ñoo xam ne nag xaalis daf leen jaral lu nekk rey seen yaay sax jaral na leen ko malheureusement. yal nañu yàlla musal ci nit ñooñu moo effectivement éco mafia yaakaaraguma dugg na bu baax suñ communauté bi mais nag soowatul ñu ngay jéem a tàppi ci buntu ba pour dugg. kon nag nañ fexe ñi nga xam ne yore nañ kapanoone muy magasin de transport. Logistique. ñu am autorisation yi surtout. nañ ko defar parce que liggéey la. mais nag nekkul ne da ngay yeewu rek am alal nekkul ne da ngay yeewu rek def ko 2 mois 3 mois rek. commencé rek am alal. et la même chose aussi mooy ñiy def GP nañ ko waxati parce que loolu c'est le transport aérien. xam nga maa ngi gis sax italiens yi ci bëri léegi ñu ngi dem Sénégal sax di def ay transport ñu ngi concurrence ci Sénégalais yi
mais pour le public italien mais soo gisee seen annonce dañ naan nous ne prenons pas d'électrodomestique de seconde main. dañ koy bañ. donc parce que dafa am technique boo xam ne da nga ko war a def mu jaar yoon parce que su ko douane conteneur yañ bloqué Genoa ak Livorno suñ la ko waxoon ci communauté africaine kenn xamul nu mu topp. ci ay bagages yu jaarul yoon wala. ci ay bagages yu jaarul yoon parce que xam nga conteneur nekku ne rek da ngay jël rek jaxase yëpp rek dugal. d'accord. su ko douane yi tant douane day taxaw foofu nee na nañ débarquer conteneur bi ubbi lépp te loolu rek 3000 euros la pour wàcce bagage yi 3000 euros frais supplémentaires te yaa koy fay. d'accord. ba Ghanéens yi et c'est pas par hasard doon nañ manifester sax Genoa. si doon nañ ma peut-être loolu yëpp nag la te xamuñ ne finance ak douane suñ la puntaare rek maanaam suñ la toppee rek fekk nekkul ne dañoo yeewu rek téel. voilà ngay topp nag ay années. di xam ba léegi affaire bi ji su jaxasu seen bopp nag loolu donc affaire yi mafia boobu du lu bees lu njàgg topp la lu doit bi topp te nañ ñaan yàlla bu mu yegg si suñu communauté rek. ni nga ko waxee sax dëgg la parce que tamit ni mu demee fii ci Brescia depuis 5 mois. ñoo ngi leen doon suivre avec des vidéosurveillance ay caméras cachées ba xam mbir mi nu mu demee daal. ba mën a jàpp aussi ñi nga xam ne ay italiens lañu woon te bokkoon ci réseau bi. ñi nga xam ne ñoo leen doon fournir déchets yi voilà c'est ça bañ ko détruire parce que dañoo bañ a fay wala bañ a respecter normes yi. voilà donc jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi ci ponk boobu laata nag ñuy dugg ci beneen ponk bi nga xam ne ñu bëri moom lañ doon xaar muy ba tey mbébétub sénatoria bi maanaam mbirum maye kayit bi te ba léegi sax fake news yi di wéy ci réseaux sociaux yi ak groupe WhatsApp yi laata nag ñu ci ñëwaat di ci gën a indi ay leeral ci ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu ci rajo defaral suñu bopp dañuy dem rek seetaan benn page publicitaire dellu siwaat ci plateau bi. rajo defaral suñu bopp. Toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement. rajo defaral suñu bopp bu Baye Diouf rajo bi leeral bépp xibaar ak i tegtal ci ki di tukki. rajo defaral suñu bopp ngeen mën ko am nag jaaree ko ci internet ci Google Podcast wala Apple Podcast wala boog ngeen rek télécharger ci Google Play application gi di rajo defaral suñu bopp. rajo defaral suñu bopp toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement rajo defaral suñu bopp rajo bi leeral bépp xibaar ak i tegtal ci ki di tukki. jërëjëf régie bi ci page publicitaire boobu léegi nag ñu dugg ci ponk bi nga xam ne moom mooy mbébétub sanatoria bi fake news yi nag ba léegi ñoo ngi ko ne di wéy xanaa ma laaj rek Baye Diouf fan lañ ci toll. waaw wax dëgg yàlla suñ communauté bi du lu yomb. parce que nag foogal naa ne suñ dernière émission bi waxoon nañ fi ne képp kuy déglu li ci Diaspora Vision di ñu seetaan ak képp kuy déglu rajo defaral suñu bopp. foog naa ne mbirum këyit yi kenn dootu la ci nax. te lépp loo xam ne génn na mu nekk luñ xam lu ñu wóor dinañ ko wax. dëgg la waxoon nañ fii Augustin ne même su fekkee ne génn na sax nekkul week-end li ci diaspora bi dinañ def émission spéciale dëgg la jàllale ko donc dernière émission bi ñu artu nit ñi ci mbirum fausse nouvelle yi bërki démb di damaa toog rek ñu yónnee ma ay enveloppe kit photo mais ne léegi dañoo wax ne ku bugg a déposer da ngay dem poste jël kit bu enveloppe boobu nga mooy enveloppe ñu renouveler permis de séjour yi ne pour wane ne yaa ngi woon ci dëkk bi da ngay dem jëli enveloppe boobu su waxtu wi jotee rek da nga koy dem yóbbu questura ñu jox la séjour. waaw xibaar boobu fan la génnee te. kenn xamul kenn mu ngi circuler ci WhatsApp bi man jot naa ko plus de 20 fois jot naa ci ay messages aussi ay audio ba moo tax suma Facebook laa gaaw dugg rek ne leen c'est faux. doy na waar mu nekk nag problème te gisaguñ dara. parce que affaire yi sénatorial su ma yemoon ne sax wax dëgg yàlla liggéey biñ ci def moo tax peut-être dealer yu ci bëri xaw a wàññeeku. xaw a dellu gannaaw tuuti te léegi parce que 2012 xam nga affaire yi WhatsApp sax amaguloon mais léegi nag dafa. l'information va vite. mais message bi dama koo jot kenn toogaat 2 minutes keneen yónnee waat. ça prouve que tas nañ ko fépp. am na benn ci benn réseau daal. tas nañ ko fépp. donc il faut faire très attention ngeen di déglu les médias officiels de la communauté muy rajo defaral suñu bopp ak Diaspora Vision parce que wax dëgg yàlla fas yéene nañ lépp loo xam ne
leer nañu te ñun du ñu wax. pour suñu intérêt du ñu wax pour manipuler nit ñi mais li ñuy wax mooy naka loi bi waxee moom lañ koy ñëw faram-fàcce. nous allons à la base de l'information. des sources sûres xam nañ waaw mbirum immigration. wax dëgg yàlla xam naa ku bugg a informé wu fan ngay dem pour informer. te loolu sax gouvernement bi mu ngi ciy jéem a indi ay pexe temps yi sax ci. ci lu jëm ci information. ci migration. voilà effectivement. pour mun a lëkkaloo ak yenn médias yi ak yenn journalistes yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci loolu. mu am beneen affaire. boo xam ne ñun dañ koo xeex depuis très longtemps di ci liggéey nag gis ci nag ne mooy yoon wi. mooy ñun immigré yi. intégration ñu ngi koy def ak suñ làkk yi nàmp intégration mën nañ dem jàngi italien mais ñu ci bëri jàngum italien bi lu normal la. lu ñu war a def la. parce que dëgg soo fi nekkee mais mënuñ dégg italien bi ba xam lépp. te loo jàng loo dégg italien te amoo jàngoo amoo yenn niveau yi ñu ci bëri daf lay réer. il y a des termes techniques. ay yenn parce que même italien bi fi juddoo sax di dégg italien am na yoo xam ne mënu koo xam. muy ci mbirum loi. muy ci mbirum procédure muy ci mbirum norme dafa nekk loo xam ne loolu daf may gën renforcer man ci sama conviction bi nga xam ne wax dëgg yàlla langue maternelle nit ki dañ ko war a jàngal ci langue maternelle am suñ doom bi fi juddoo italien mooy langue maternelle am. bu fi juddoo. mais ñi juddoo Sénégal ñëw fii wax dëgg yàlla nga leen di feeg yaa leen di wax italien dinañ la wax si rek mais. au fond duñu comprendre. donc défi bi nga xam ne ñun def nañ ko te internet moo ko rendre possible muy les réseaux sociaux la ñoo ko rendre possible. muy communication en langue maternelle dafa gën a jël poids. parce que léegi presque média diaspora yëpp wolof la ñuy wax de la communauté. média diaspora yëpp de notre communauté te avant. ay làkkum italien la sénégalais yi duñ comprendre lu mu def. loolu wax dëgg yàlla professeur Cheikh Anta Diop maa ngi ko ci sant yàgg na koo wax te ba ma nekkee étudiant ma ko doon suivre muy wax loolu il faut que nit ñi ñu jàngal leen ci seen làkk même italien soo koy jàngal nit jàngal ko ci làkkam xam naa ne dinañ fi invité beneen xale boo xam ne bu nekk ci Calabria ñu koy buy jàngale code de la route italienne. ci wolof code de la route bu Italie en langue wolof. d'accord 200 sénégalais dem nañ passé ci code bi jàll. ñoo xam ne soo leen ko doon jàngal tey ci italien duñ jàll. day parce que làkk bi nekk ci code la italien technique bi nekk ci code de la route moom lañ leen di faram-fàcceel ci wolof. ça ne veut pas dire que da ngay dem defi examen bi en wolof mais mu jàngal la ko ci wolof nga comprendre te WhatsApp la leen koy jàngale xam naa ne. dañ ko mos a invité waaw dinañ ko fi invité mu nekk liggéey boo xam ne suñ communauté bi fii suñ doom yi fi jàngee italien kenn gënu leen xam ci italien nañ leen ñaan rek ñu jàng am xam-xam. mais ñi fi ñëw te juddoowuñ fi nañ leen taxawu ci làkk bi ñuy wax ñun nag défi boobu lañ jël ci rajo defaral suñu bopp défi boobu lañ jël ci émission bi lii ci diaspora pour que nit ñi li xew ci réew mi ñu faram-fàcce leen ko. parce que information actualité ñu koy tas ci wolof di fa naa ni ñun ñoo ko njëkk di def. dëgg la kon nag nañ wax nit ñi encore une fois ñu ngi leen di dem leen télécharger application rajo defaral suñu bopp dem leen aimer la page YouTube wala Facebook de Diaspora Vision lu xew ci mbirum immigration campagne ñun propagande parce que parfois su may wax sax day mel ni dañuy propagande. dëgg la lii la ñuy liggéey def ko mission suñ sañoon nag mission bi njëriñ li gën a am nit ñi su ma la waxee ne 2012 maa ngi jàllalee sax temps yi rek benn. vidéo bu ma defoon en 2012 yàlla def ne boobu lañ commencé xeex fausse news yi ak fake news yi ci affaire yi sanatoria sénégalais yu bëri dem déposer ci ba am plus de 6000 et quelques dépôts sénégalais maa ngi doon def sax di fàtte vidéo bi ma defoon mu nekkoon dernière vidéo bi ci sanatoria bi. buy wane xaalis bi nga xam ne ñun communauté sénégalaise. dépensé nañ ko versé nañ ko ci kees nguur bi. muy 1000 euros yu départ yi ak 900 euros ak premier 900 euros yi mu nekk à peu près 8 milliards de francs CFA soo ko tokki loo xam ne ñun pour am këyit rek ci suñ communauté bi muy wane nag mbirum këyit donc lu affaire yi caaxaan. dëgg la te suñ koy wax dañoo bëgg wax ko ak vraiment ci ak yéene parce que li ñuy def tamit ak yéene la. parce que ñun lépp luñ xam Sénégal moo ñu ko xamal fii dañoo ñëw rek
dañ fay ñëw mais ñun lépp luñ xam bi ñuy avant ñuy ñëw ci réew mi liñ jàng yëpp fa lañ ko jàngee door a mën ñëw. njàng du wees nag dañuy continuer toujours di gëstu réew mi ni muy doxee. foog naa ne loolu waroon naa ko ci wax ci mbirum sanatoria bi foog naa ne. fuñ ci toll léegi. waaw fuñ ci toll moo di ne ndax dina am wala déet du ma wax ne amul dara lu leeral ne dina am wala du am mais am nañ yaakaar ne dina am parce que dafa am ay signaux yuñ lancé parce que suñ demee ba nga xam ne projet bi ñi ko promouvoir mooy ñi ñuy wax les partis de la gauche. muy léewu radicaux de gauche yu mel noonu. ñoom ñoo ko lancé mais su ma gisee ay journaux yu mel ni TG24 bu Mediaset. képp koo xam Mediaset mooy Berlusconi képp ku wax Berlusconi mooy les partis de la droite. dëgg la ñoom suñ demee ak beneen journal bi ñuy wax Il Giornale kooku tamit toujours ak libéraux. inspiration de droite yeeg yow. waaw parti de inspiration de droite yooyu suñ demee ba naan sanatoria su amoon tey. keesi nguur gi tant de milliards 1,4 milliard d'euros dina ci dugg nga xam ne mbir mi mu ngi leen di commencer intéressé yooyu ay signaux la yooyu wane ne mbir mi mu ngi ubbeeku donc ministre bi mu ngi ciy caytu mbirum idée de gauche la woon mais xam nga les partis de droite c'est des partis capitalistes ñoom suñ jësee xaalis bu bëri mën dugg rapidement ci keesi état bi pour faj ay soxla dañ ciy kontaan. donc dafa mel ni idée bi mu ngi progresser mais nag li nga xam ne moom la ñu war a ñaanal nguur gi mooy bu nguur gi daanu ndaxte Salvini peut-être xaw nañ ko faj waaye beneen Matteo bi xam nga yàgg naa fi wax ñaari Matteo bi. xaw na yëngal tuuti un peu le parti au pouvoir. waaw Matteo muy Matteo Renzi fi mu nekk nii moom ci ñi appuyer gouvernement bi te ci roccee loxoom surtout gouvernement bi day jëm ci suuf. dëgg la temps yi nag ci mbirum. loi xaw na ñagas daal ci seen diggante. ci seen diggante. ñu ñaan yàlla rek mbir moo mën na continuer mais nag. jusqu'à présent ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom rek moo am ndogal gi pour mën yóbbu kayit yi assemblée waxagul dara ñu ngay caytu la wax. kon nag mbokk yi bu ci kenn dem poste naan yaa ngi fay def kit permis sojourne parce que kit yi nekkoon commune de Milan presque yëpp jeex na te suñ mbokk yu ci bëri dem nañ di retirer kit yi te sanatoria ak poste amul sax relation. sanatoria suñ koy wax lépp ministère intérieur la. via télématique lay doon. lépp. par internet lay doon. donc loolu daal laa indi woon di ci leeral di ci wax yéene bi rek moo ñu ci jàpp bu ci kenn nax kenn propagande uñ kenn nag kum neex nga dem déglu rajo defaral suñu bopp kum neex nga dem suivre lii ci diaspora waaye bu ci kenn oote naan kuñ ci nax daal yow la yow la neex waaw ma dem ak ma sàmba ma nekk ca biir àll ba nag tëju du wax ak kenn kooku mënuñ ci moom dara. dëgg la waaw te ci tôt ou tard dañ leen di nax. voilà donc c'est ça jërëjëf Baye Diouf nag ci leeral yooyu tamit nga jote indi. tey ba tey rek ci li ci diaspora bi jëm nag ci sanatoria boobu maanaam mbirum may kayit fii ci Italie nu mu ko waxee nag dara leeragul bés bu leeree rek dinañ ko dégg ci rajo defaral suñu bopp dinañ ko gisit fii ci émission spéciale fii ci Diaspora Vision. laata nag ñuy dugg ci ponk bu mujj ci waxtaan bi te jëm nag ci lancement magazine bu bees bi ñu tuddee suñu mag te kii di suñu xarit di Doc Mag Mokhtar Camara daanaka taxawal ko. mu nekk lu bees aussi ci paysage médiatique sénégalais fii en Italie laata nag ñu ci xuus di waxtaan ak lu tax a jóg nag suñu mag boobu dañuy dem rek seetaan benn page publicitaire dellu si waat ci plateau bi. mbokki Italie lii di centro servizi migranti bu Baye Diouf ak si na ngir yombalal leen lépp li nga xam ne rek moo di ay rendez-vous ci xeetu visa ba mu mën a doon fële ca consulat bu réewum Italie ca Dakar. centro servizi migranti bu Baye Diouf dana leen yombalit ay rendez-vous ci légaliser ay këyit ca consulat googe. centro servizi migranti bu Baye Diouf dana leen taxaw it ci lu jëm rek ci ay lettre d'invitation wala garantie bancaire mu di fiducione bancaria. centro servizi migranti bu Baye Diouf agence gii di saafaral jafe-jafe immigré yi téléphone 389 98 16 231. jërëjëf ci page publicitaire boobu mu mel ne nag ci paysage médiatique ci ñi yëngu ci wàllu communication fii ci Italie am nañu magazine bu bees bu ñuy tuddee suñu mag te nag kii di Mokhtar Camara Doc Mag daanaka taxawal ko
mu mel ni ne les médias ici en Italie yi nga xam ne sénégalais yi ñoo ci yëngu ñoo ngi gën a yaatal daal. waaw effectivement suñ frère Mokhtar Camara ñu koy wax donc ma wax dëgg yàlla ñëw na sax seet si ma semaine dernière. présenté ma journal bi mu nekk projet boo xam ne mu ngi ciy liggéey depuis très longtemps. donc ñu rafetlu ko trop di ko ci féliciter moom mu ngi ko tuddee sunu magazine. mu tuddee ko style de vie de la diaspora. nee naa sax da nga ciy yokk toute la beauté de la diaspora. ah d'accord. D'accord. Parce que xam nga li tax te ma ko ci nag vraiment soutenir. ba noppi dem naa sax ba lancer ko partenariat avec ñun. dëgg la Diaspora Vision rajo defaral suñu bopp ñu def benn partenariat. dëgg la parce que nag il faut mu am diversité ci liggéey bi ñuy def. effectivement parce que suñu yemee ci wax rek problème yi këyit problème yi communauté bi day mel ni ñun communauté de problème lañ. wala problème de la communauté la ñuy wax. dëgg la alors que lu rafet lu baax tamit dafa am ci communauté bi xam nga ci temps yii la rek émission bële ñu ngi doon présenté Marème Cissé. mi gagné meilleure. cuisine ethnique en Italie. waaw meilleure cuisinière ethnique en Italie chef cuisine. en Italie. suñ doom bi Matiba nekk ci Vogue. Vogue ci couverture te loolu yëpp ci nekk couverture Vogue te loolu yëpp ci communauté sénégalaise la bokk. ay aspects yu positifs la. ay aspects positifs la. te nag il faut que aussi ñuy promouvoir les aspects positifs de la communauté. gis nga barki démb dama dugg ci Google tapé Sénégal Italie parce que xam nga luy génn. ay jàpp nañ kii drogue ak wala arrêté nañ kii nag wala. tout ce qui est négatif. négatif la ñuy def. ça prouve que en général médias yi ci italien ci la ñuy gën a kii daal. ci la ñuy gën même ba Sénégal sénégalais yi waaw. même médias sénégalais yi. bu ñu jàppee kenn ku jaay drogue fii ay genre moom la ñuy relaté. affaire yu rafet yi. te ñoom il se base sur les médias italiens. non ci médias italiens la ñuy basé rek exactement def seen Google traducteur rek dem jàllale article. exactement. donc il faut que ci ñuy offrir ci suñu média la beauté et les meilleurs aspects de la communauté sénégalaise en Italie. te wër na yàlla bëri na fi. donc journaux de style de mode de cuisine boo xam ne dafa war a am Italie parce que noonu lañ mën ñun améliorer nekk ay nit. ngénte yi da ngay gis femmes yi dañuy solo bu rafet takk seeni or. aspect culturel yu bëri ñu génne bañ a rek di wax affaire yi këyit yi affaire yi problème yi jàpp nañ kii te loolu wax dëgg yàlla noonu foofu laa wax ak Mokhtar Camara. que la Italie pays de mode la te mode italienne dara développé ko lu dul diaspora italienne à l'étranger inspiration yu ci bëri. c'est inspiration étrangère. Milan c'est une ville internationale. culture yëpp a ngi fi. te les créateurs les architectes yi nekk Milan yëpp dañuy inspirer des autres cultures. et c'est pas par hasard que ñu jël Mati te les modèles de couleur noire dañoo am benn mode dafa am benn kii bu ñu am temps yi les autres cultures. dañoo am benn caaj bi ñuy dégager daal bi ñuy dégager. te war na yàlla suñ communauté bi wax dëgg li ñu fiy def ci lu rafet ak ci lu baax. war nañ ko mën a fësal war nañ ko mën a fësal. te nag jigéen yu rafet yi colwaay yu rafet yi góor yu rafet yi yooyu lu ñuy wane la lu ñu war wane la. looloo tax ma ne Mokhtar Camara sunu magazine boobu nañ ko gën développer parce que jigéen yaa ngi nekk seen kër yi yore seen yëre yu rafet amul fu ñu ko wane. Facebook ak Instagram la ñuy dóor rek. di feeñal mais nag ñu créé benn journal boo xam ne day wane yooyu ba noppi nag mu def ko site internet aussi ba noppi link ko ak diaspora donc parce que communauté soo naxul sa bopp ci lu rafet da ngay frustré wu. dëgg la italiens yi soo demee ci kiosque journaux yi dañ lay fotol benn nit nga mel ni kii da ngay mel ni uru ay na la maanaam ci benn paradis la ndax ni ñu koy rafetalee. te loolu yëpp nag ci marketing la bokk. dëgg la ci marketing la bokk ci communication la bokk. c'est promouvoir la culture sénégalaise en Italie. bon on ne peut pas faire tout à la fois ñun li ñuy def mooy information générale information immigration. il faut que ñeneen tamit yeneen aspect yi nga xam ne lañ. ubbi yeneen fenêtre. ubbi yeneen fenêtre. et je te dis moi je fréquente la communauté sud-américaine ñoom dañ cee am guide sax dañoo am guide sax am journaux dañu les restaurants les cuisines léegi nag li nga xam ne mooy yokk liggéey boobu mooy
les entrepreneurs les opérateurs économiques sénégalais. jàpp ci nañ ci jàpp nañuy publicité seen wax ay GP nii di GP te doo publicité wala nar ko sànni ci WhatsApp rek loolu du jëloon kanam nañ fexe journaux yi nañ fexe médias yi ñu ci leen ci dugal parce que nag publicité nekkul rokki mu rokki nekkul ne damay def te 100 euros subito dama bëgg suba muy indil ma 200 euros du loolu. loolu commerce mooy loolu. mais nag marketing beneen affaire la boo xam ne moo manqué ci communauté bi marketing vraiment moo manqué ci communauté. c'est-à-dire entrepreneur yi nekk fii dafa leen xaw a manqué mooy l'investissement en matière de communication. mooy investissement en matière de communication mais aussi investissement en matière de marketing. xam nga marketing dafa dépasser sax communication. communication un aspect du marketing la. dëgg la parce que gis nañ lii besoin la lii soxla nit ñi soxla nañ ko naa ci def benn produit boo xam ne day jaar yoon. ni ma koy présenter ni ma koy jaayee ni ma koy présenter ni ma koy logo bi ni ma koy dessiner yooyu yëpp dafa am. oui restaurant yi ubbi fii mais yu ci bëri su amul marketing nit ñi dañoo fa ne marketing affaire yi naxaate la. sooy wax moom dafa marketing du affaire marketing y' a pas chose plus réelle que le marketing. mais daanaka ci fànn yëpp la bokk sax ci fànn yëpp. publicité nekkul ne damay def publicité man de jox naa 100 euros mais indilu ma dara loolu du loolu parce que publicité c'est pour toute une vie te dafa war nekk régulière. di perpétuer médias yi entrepreneurs yi nañ jéem a fexe wax dëgg yàlla mu gën a yokk te média diaspora sénégalais liñ ci mën a wax dafa bëri. ñu ngi wax fi mu nekk nii ci mbirum belleeg sa beauté yu mel noonu mais ëllëg ci mbirum koom-koom am na ñeneen ñu ci mën créer. yaa ngi ci mbirum export diggante Sénégal ak Italie ci mbirum interculture yooyu yëpp. liggéey boo xam ne moo tax vraiment maa ngi félicité Makhtar Camara di wax suñ jigéen tey mu yore régie bi muy Sophie ne ko marketing beeg publicité bi nañ jéem a fexe mu gën a yokk ci communauté bi. dëgg la s'il le faut je pense que am nañ contact yi ñu ci demee foog naa suñu leen dajalee rek di leen wax enjeu bi dinañ comprendre. voilà c'est problématique bi dafa mel ni foofu la posé wu sax parce que tamit fii immigré dafa mel ni amuñu cette mentalité d'investir en matière de communication. ci par rapport ak cette activité. muy erreur comme ni nga ko waxee day mel ni yàq xaalis la wala te c'est quelque chose boo xam ne day dem à long terme. day lor en terme. looloo tax mu ne en matière de publicité en matière de com xam nga par exemple fi mu nekk nii soo wax ne da ngay ubbi restaurant te amoo conseil wax la fan la marché bi nekk. da ngay ubbi nii rek mais après doo xam ni d'une manière informelle li ñu gën tàmm d'une manière informelle waaw li ñu gën tàmm xam nga dafa am te pourtant nag suñ communauté bi ñu sawar lañ ci mbirum jënd ak jaay mais jënd ak jaay rek du marketing xam nga dafa am suñu benn xarit tubaab mu ne ma Sénégalais yi de war nañ nekk de grand homme marketing ma ne ko lu tax mu ne ma dama ñëw ci buntu métro bi fekk leen ñuy jaay seen CD yi lu yàgg la mu ne ma toog ba ci yàgg rek muy taw ma gëstuwaat ñu waa gis leen ñoom ñëpp ñuy jaay parapluie. yaa ngi waaw parce que déjà ils se sont référés aux besoins quoi. aux besoins waaw ils sont référés à ça. marché donc dafa mel ni dañ ko ci ñun la bokk ci ñun la bokk ci ñun la bokk. mais nañ xam ne kenn xamul lépp nañ gëstu. ñu gën ko formaliser daal ñu gën ko formaliser. exactement parce que am nañ cawarte bi wax dëgg am na secteur yoo xam ne presque ñun ñoo ko yore muy secteur distribution de produits sur le terrain. mais nag nañ ko stabiliser di gëstu pour xam nan la ñuy def pour mbir yu yokk. ñiy ubbi restaurant ñiy ubbi GP yooyu yëpp xamuñ ne am na ci benn femme bu mu ci doon waxal fii Brescia affaire yi GP yi xamuñ ne liggéey yu mag mën na ci nekk man mii su Corriere su ma première liggéey ci DHL xam naa ne affaire yi transport de courrier ak de bagage liggéey bu mag a ngi ci. bugguma koo def parce que buggumaa defantu. mais nag mën nañ ci jox ay conseils ay nit yoo xam ne dañ ciy taxaw il faut que ñu am ci entreprise. mais dagg billet dem dagg billet ñëw loolu mënul continuer. c'est ça c'est am ça na organisation boobu xam ne suñ ko defee du jar dagg billet. ci lay gën a pratique. ci lay gën a pratique mais dagg yóbbu dagg. transport bu nge loolu DHL noonu la juddoo compagnie boobu. ñoo beneen compagnie bu mag. noonu la juddoo ñi ko dañ doon vacances la woon ñett ñi ko fondé mooy seen initiative dañ doon jël bagage. diggante le continent américain di ko yóbbu Hawaï mais bañ xamee ne dem ak dikk bi toujours mënul nekk dañ cee taxawal ay mbir moo xam ne jarul tax ñuy dem te seen bagage fu avion bi dem ñu dem fa bagage voyageurs yi la ñuy àndal. moom la ñuy wax bagage accompagné. d'accord dañ ko yóbbu loolu nag liggéey la boo xam ne ak gëstu boo xam ne wax dëgg yàlla il faut ay moyens
mais nag dagg billet dem dagg billet ñëw loolu lu métti la de. toujours ci informel bi voilà donc jërëjëf Baye Diouf ñu ngi lay gërëm di la sant comme ni nga koy defee saa su nekk rek di teew fii ci émission li ci diaspora bi di la gërëmaat encore ci ponk yi nga xam ne jot nañ ko fi faram-fàccee ak orientation yi nga xam ne joxe nga ko xanaa rek di la wax lan ngay tàggoog mbokku téléspectateurs yi. waaw di tàggoog di nuyu ñëpp di lay gërëm di gërëm suñu jigéen Sophie Dior fii ci régie bi di wax ne wax dëgg yàlla mbokk yi li ñuy wax ni waxuñ ko pour propagande. waxuñ ko tamit pour siiw pour feeñ. mais dañ ko wax rek parce que dañoo gis ne lu war a am la lu war a am la te yéene la. kon nag liñ fi wax yëpp tey wax dëgg yàlla waxuñ ko dara pour yàq mais dañ ko wax pour defar. parce que nag képp kuy douter ndax communauté lañ problème yi Air Italie bi wane na lañ communauté. parce que tey ñi ci am problème yi jënd seen billet te xamul ni ñuy voyager kenn xamul nan la toll. c'est vrai muy ci ëllëg ci leneen kon nag lépp loo xam ne ñoo ko bokk rek. ñun sénégalais lañ wolof lañ ñu ci bëri moom la ñuy làkk su mbokk pulaar yi xam naa ne suñ sañoon ñu leen di defar émission pulaar mais yegguñ foofu mais nag nañuy gëstu daal di waxtaan. kon nag maa ngi lay gërëm Augustin di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan yëpp ba beneen yoon. Njoko Njal ni ñu koy waxee ci séeréer Baye Diouf di gërëm it mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan fii ci Italie ak ci bitim réew parce que ñu bëri dañuy seetaan fële ci réewum Sénégal. di leen jox dig daje beneen ayu bés ak yeneen thème di gërëm it Sophie Dior bi nga xam ne moo nekkoon ci régie technique bi tey di leen wax jaajëfate ba beneen.